jaa jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ci ni fan yu néew daanaka wala semaine yu néew suñu diggante élection locale yi candidat yi ñoom ña nga ca géew ba kenn ku ne fëgg dënëm samp ndëndëm mu des nag way wataa kon yi askan wi ci seen bopp ñoom ana fu ñu toll ci sóobu gi ñenn ci ñoom ni waaw noppi nañu ngir xaar wote yi daañu mën a dem dugal seen i carte tànn seen ay moomeef daañu ci ñëw ci biir xabaar yeeg gëstub Moussa Mané na mu gën a yaatu itam lu jëm ci militaires yi nga xam ñoo amee gaañu ci ay toolu xare ci biir réew mi bëggoon a amal tey jii ab togaanub ñaxtu mu jëwul sotti alkaati yaa xëy wër ndomba barab ba lu ni mel sax moo tax dañoo mujjee dellu ginnaaw ci doxu ñaxtu boobu leen waxtaan tamit doon na am daan ci ànd ak gëstub Mamadou Dieng ci biir xabaar yi. Touba ginnaaw nawet bi boobaak léegi yenn quartier yu mel ni Ngiraaneen ba tey ñu ngay tëmb donte ay dik amoon na seppi leen ci ndox ma ba léegi àll ma nga ne seen daan ci ànd ak correspondance su Gora Ndak Lo daañu wax tàggat yaram éliminatoire mondial 2022 Qatar moo koy dalloo Sénégal bëgg caa dem dese na ko ñaari jongante jàpp lu ni mel war na ak Togo waaye itam Congo Cissé Alioune mi tàggat gaynde yi becc ab listam daañu ci ànd ak Pape Madiakhate Sarr kàddoom jot na itam jëm ci VAR bi nga xam daañu ko jëfandikoo ci kaan boobule lii moo gën a fees nis ki fa facce gi. gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci soxal mbirum ñi ay soldaar yoo xam te ni bii ñoom ci seen bopp dañoo amee gaañu ñi ñàkk seen ay cër ci ay toolu xare ci réewum Sénégal gii ñaxtum seen ay situation maanaam nekkin bu tar jafe-jafe yu tar yu kenn mënta lim yooyu bokk na ca ñàkkum koom bu nu woppee faju noonu ci ñoom jafe-jafe lépp ñu bëgg njiitum réew daal leen dalal ñu bëgg naam doxal ñaxtu waaye tey doxal ñaxtu daanaka mu jëwul yomb ci ñoom ndax alkaati yu sakkat ñoo xëy ca barab ba fikki mu leen wër ko ndomba itam dugg baak génn ba jafe ci ñoom lool dañu mujj sax bàyyi doxal ñaxtu boobu leen ñu xuus ànd ca gëstub Mamadou Dieng. police woyofalul benn yoon dispositif bi mu indi ci place de l'indépendance ñeenti camion ñaari 4x4 pick-up ak benn boo xam ne dafay wër di dem ak ñëw ci biir oto yi ñu mën fi lim ci ay alkaati luy tollu fanweer am ñeneen ñoo xam ne dañu leen boole par ñaara tasaare leen ci wet wu ne mu bokk ci itam ay alkaati yoo xam ne dañoo siwilu ñoom ñooñu sax daanaka may ñu jàmm suñu caméra bi bëgguñu ñu filmer place de l'indépendance ay takk der wër ko fleuriste bi bëgg ñu nëbal ko turam ak xarkanamam moom ata ngi nii muy liggéey ci bërëb bi waaye ci ay kàddooma guléet mu fi gis li mu toll nii ci ay alkaati. non man c'est la première fois mu koy gis quoi xam naa am na militaire ñoom ñoo wax ni marche xam naa loolu la ko wax marche bi loolu la ko wax quoi bëri na fi trop wax dëgg yàlla bëri na fi trop tey moom fees na fi dell c'est la première fois mu leen gis quoi ñu nekk ci place bi fii quoi. ñoom alkaati yi dañu leen wàccee fii ci place de l'indépendance ngir ñu tere doxub ñaxtu bi nga xam ne militaire invalide yi ñoom ñoo ko bëggoon amal la ñoom ñooñu doonoon ay soldats li ñuy sàkku moo ñu yokkal leen seen pension ci noonu ñu bëgg a gisee ak njiitu réew mi. Mamadou Dieng ku nekk sa gàllankoor ci réewum Sénégal ginnaaw ñii di ay soldats yi amee gaañu ko loru ci xeexi ci réewum Sénégal gii ñi itam ñoo ñuy wol farine bi leen wooy ay meññee ñoom ci seen bopp de nee ñu dañoo sonn tay amoon nañ garaw bu ñu suba ñetti fan baag léegi waaye ba léegi ma ngiy wéyandi xeex ba ndax ne ñu li ñu bëgg mooy na état tinki leen tënk bi mooy dañoo homologué njëg yi farine bi yokk ca bitim réew ca ñoom yokku njëg Sénégal mënta nekk loolu moo leen tënk ñu ngi nag ñu ngi suux ñàkkum koom jàpp na leen kii di Claude Demba Diop moo jiite boobu lépp kuréel gi leen ëmb jokkoo na ci ak Abdourahmane lii. xam nga ñun li ñu bëgg rek mooy li nga xam ne mooy prix normal sac bi ñu may ñu jaay ko parce que état bi moo la mën a wax jaayee lii état bi def na ni
mënoo jaay di perte donc tere nañu ñun fi mu toll nii ñuy jaay parce que mënatuñu jaay parce que bu fekkee da ngañ la prix normal 19 la waaye prix bii nga war a jaay te prix bi mooy 16 600 parce que moom lañu mujj joxe depuis janvier loolu mooy yéen mënatu leen jaay fi mu toll léegi nag bu fekkee ne yow da nga nekk unité industrielle maanaam di am lu tolloo junni ak ñetti téeméeri nit ak juróom fukk yoo xam ne ñu ngi daan doole ci usines yooyu nga ni leen mënatu leen liggéey parce que li ngeen liggéey mënu leen ko jaay li ñu leen mën a wax mooy toog leen seen kër foofu rek la ñu mën mujjee dañuy am benn ci boo xam ne suñ ko tolloo fa lañ jëm te bu yàggee itam tëj rek lay mujjee te gëm nañ ni nguur gi ñoo ñu gën a soxla fi mu toll nii nit ñi di xëy donc njort nañu ni donte boobu ba léegi yëngatooguñu xalaat nañ ni xanaa tey lii mënut a continuer parce que ñun amuñu pexe mënuñu jaay parce que kenn may yu dafa ñu ndigal ñu mën a jaay loolu mooy ñuy wax alitala mu doon kàddu que Claude Demba Diop mu jiite quartier bi ëmb ñiy wol fariñ ci biir réewum Sénégal ñii moom moo ëmb ñu duppee ay chargeurs ñu ngi ko duppee COSEC mooy conseil sénégalais des chargeurs ñoom ci seen bopp na ngay amul ëngamloo foofee ca diwaanu Kaolack dañoo prox ndollu ci foire ba nu fa organiser ngir ëngamlu ci seen biir ba ci ay xalaat ku ne mën a doxal luy tax ba mu ñoŋ waxtaan nga yaatu woon lool ay experts ay boromi xam-xam ci wàllum mi yeb ak yebbi marchandise la ca aju ci biir Sénégal gi lan ca jukki ci ay jafe-jafe yu bëgg mu saafarawu sakana lool ñu xuus ànd fa correspondance Adama Sarr. daje bii nga xamee ne nag waa conseil sénégalais des chargeurs ñoo ko amal mu di COSEC profito nag ci bëccëg bi nga xamee ne moom lañ leen jagleel ci foire internationale bu Kaolack li ko tax a jóg moo di waxtaane yokkute yi nga xamee ne nemmeeku nañ ko ci taux de fret bi. li ay jàmbat tey ji ci Afrique ak ci àdduna bi mooy yokkute bi am ci la ñuy fay ci marchandise jóge bitim réew ñu tuddee ko taux de fret tey ji àdduna bi yëpp loolu la ñuy jàmbat rawatina nag ci biir Covid 19 bi Covid bi feebar bi ñëwee gis nañ ne tey ji am na zone yoo xamante ne la li ngi daan fay benn dañ ko ful ñeenti yoon loolu nag ñu gis ne bokk na ci li gën a dangereux pour koom-koomu Afrique te koom-koomu Afrique tey rafet njort amoon na ci bi ñu gënee dem ci li ñu tuddee zone de libre échange continentale nga xamante ne tey Afrique day yu gën a commercer seen biir waaye bi loolu di am ñu gis ne taux de fret yaa ngi yokku ñu ne kon nañ taxaw seetlu boobu nag ñu def ko tey ak ay experts ay borom yu xam-xam yu mag yu dëkk fii ci dëkk bi ñooñu tey gi danañu wax lan moo waral ak lan lañ ci war a def comme saafara pour que loolu réglé wu. ci gis-gis borom xam-xam bii nag lii di saafara yi dey mu ngi war a rek bàyyeekoo ci état wante itam ci kuréel gii di UEMOA bi nga xamee ne ki ko jiite ab doomu Sénégal la. pour man mënuñu ci génn tant que état bi dugul ci loxoom nan lañu ci duggee loxoom pas ay subvention non mu dooleel conseil mu dooleel ñiy jënd ak jaay ci bitim réew à travers des textes beneen UEMOA ñoo ci ëpp doole li Union européenne di def Europe UEMOA mën na ko def Afrique pour sensibiliser leen pour que au moins UEMOA am politique maritime UEMOA bi mu sosoo ba léegi 94 ba léegi amagul politique maritime. secteur privé bi rawatina ñi nga xamee ne ñoom ñoo di commerçant yi rafetlu nañ bu baax nag ñoom taxawaayu COSEC ñoom nag ñuy am yaakaar ne bu ñu jógee ci ndaje mi jafe-jafe yi dina wàññeeku. initiative bi nga xam ne moom la directeur def loolu rek la ñuy séntu ci moom te c'est pas la première fois mu di ko def parce que moom mooy outil bi nga xam ne mooy loxo président de la république ci wàllu wu mel noonu parce que wax na ci bi muy def discussion am léegi ne suñ paree danañ ko teg ci loxo président su ko ci tegee mu teg ko ci loxol ki nga xam ne fonk na trop ki ko teg ci loxoom te ñun xam nañ ci dara parce que nit bu fekkee dañ la dénk dara soo yokku rek yaa ngi wàññi ñun xamoon nañ ko seg yàgg ñi fi nekkoon suñuy collaborateur lañ waaye bi mu ñëwee bu ñu doon def 10 daf ko yokk ba mu mat 100. li nga xamee ne nag moom moo war a fas yéene tukkee ci biir ndaje dinañ ko dëxëñ jox ko kii di njiiti réew mi Macky Sall. Adama Sarr ca Kaolack jaajëf xabaar yi wéy ba tey ci wàllum koom li ñuy wax crypto monnaie du ñàkk ñu bari xam nañ ko waaye duñ ci bàyyi xel jëmbul mooy xaalis boo xam te ne bii doo ko làmb di ko daj doo cee mën na tamit du baaraam waaye day nekk ci téléphone yeeg nekk électronique muy jëfandiku ci wàllum xel yees lay doon boobu lépp koppar nag mi ngi tàmbalee law yenn réew yaa ngi koy tàmbalee doxal lu mel ni ki Nigéria ña ca yeneen réew yi
fii ci Sénégal sax ñu ngi koy tàmbalee lawal ak a jokk jolante bu ngeen seetlu ci wàllum téléphone yeeg nañ ko ci dugalee ko génne loolu lépp la ñuy xool ba xam sénégalais yi ana fu toll ci jëfandikoo ko ak it xam njëriñam ndax na nga ko mën a waggare ak it na nga ko war a mën a yoreem ca kenn du gis du am benn disaay ci yow ndax nekkut lu ñuy daj amul tamit poids ñu xuus ànd ca gëstub kii di Abou Khadim Thiam. bitcoin di xaalis buy ànd ak xarala yu yees yi mu nekk loo xam ne am nañu ci xam dara ku ci mel ne ndongo lii moom jàpp na ne bitcoin mooy xaalisu ëllëg. Oui, je connais quelques-uns de la crypto-monnaie. Plus en investissant dans le bitcoin. waaw am na lu ma xam ci crypto-monnaie ci investissement yi may def ci bitcoin loolu lu leer la mooy xaalisu ëllëg waaye bu ñu xoolee fii ak juróom jàpp fukki at mën naa dem ba tollu ci ñaar fukk wala fanweeri junni ci xaalisu dollar ëllëg dañu koy waajal. Mais presque 150 000 sur le bitcoin. Parce que le futur se construit dès maintenant. moo ne de siiwewul comme ni ñu ko xalaatee en tout cas du fii ci Sénégal. Non, pas du tout. Bon, déjà, c'est un truc qu'ils peuvent pas venir nous imposer comme ça. déedéet nekkul lu ñuy imposer mën naa wax ne du sax lu normal mënuñu ñu ko imposer te duñu ko yëgal man daal ànduma si. Je trouve pas ça normal, donc non, je pense pas. Oui, je suis pas d'accord avec ça. ñenn ñi ñoom pare nañu ngir def ci ay gëstu ngir mu gën a leer ci ñoom. Franchement, je ne connais rien par rapport à la crypto-monnaie. wax dëgg xam nga dara ci crypto-monnaie waaye bëgg naa ci gëstu ngir ma gën ci xam fii suñu dara dinañu faral di ci wax waaye taxul ma am ci lu ma ci jàpp. On avance peu à peu, doucement. Tout à fait, oui. lu ci mën a am dëkk lu ci mel ne Nigeria ak Afrique du Sud sori nañu ci bu baax mu nekk xaalis bu ñu jàpp ne wóor na lool. ñii moom seen ëllëg wóoru leen ndax mooy étudiants yi nekk université du Sénégal ñu ko tënk ci UVS rawatina ñu ca nekk ci doon def seen master di ko xaar ba léegi mu ñu ko jot doonte système LMD bi la mu santaane ne ñu doon koo jalgati daal di kawee jujulee lii moo tax seen kàddu jib ñu gonto tey angëmloo seen kàddu jib si ñoom ñaawlu doxinu kilifa tax ñu bëgg seeni kilifa dégg seenu njàmbat balaa ëllëg ñuy def lu xaw a gën a jéggi day ba ci am ndaje ñu xuus déglu kenn ci ñoom di Mamoun Lo dañ doon léegi incha allah ndax seen kàddu jib na ci ab point de presse bu nu nekkoon sàng dañ ko toppaat ca nu mu gën a yaatoo leneen jëm ci élection locale yi wàllum politique ñu ngi koy waaj jamono ji tembe lu di mel tax na relation bu ITV càmbar ko gis nañ ñi yëngu ci politique ñoom ña nga ca ñu ngi xuus kenn ku ne dugg ci géew bi di wane boppam jàpp ni yaa gën ci askan wi waaye nag kay woote maa gën ci yéen kookee ñu war a fajal jafe-jafe muy askanu Sénégal ñoom di wootaa kon yi fu ñu toll ci engagement bi maanaam taxawaay beeg pas-pas bi ñeent bi noppi nañu def kem kàttan ngir dem woote ji xool ñi leen di amal programme yi leen di proposé muy ku ne la ngay béj ci xalaat ngir sab dëkk war a mën a dox ñu xuus ànd ci ak gëstub Moussa Mané. askan wi dëkkee Liberté 1 ak 2 ñoo ngi waajandi bu baax li di élection locale yi. citoyen la ci réew bi la bokk boofu amal na ma njëriñ parce que ngay fal pour sa communauté ñu gérer say deniers gérer communauté bi kooku moom war na la amal njëriñ nga xam kan la waaw ak programme bu muy teg ak yëpp nga xam kan la ngeen ñu teg ko ci yoon ñu rafetal ko gérer amal na ma njëriñ je suis intéressé. ñu faral di nemmeeku ay violence ci campagne électorale yi ba tax na askan wi di ñaan ñu moytandiku bu baax. xëccoo moo mel noonu mënul ñàkk coow mu see ñàkk bañ a am mais toujours dañoo war a xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp suba lépp pour ñun la muy ma sàmba muy ma demb ku gañe gañaloo kenn gox bi nga gañal kon man yaakaar naa ne coow war na see mun a ñàkk daal. ndaw ñi ñu faral di fay ngeen ñu dem ci meeting politique yi bokk na tamit ci askan wi di ñaawlu ñi xamal ni xaalis woowule du leen amal benn njëriñ. bu élection yi commencé ñëw da ngay gis ñuy bale mbedd yi di changer poto lampe yi di def ay pavage ñu jël suñu yaay yi ak suñu jànq yi suñu ganaa yi di leen jox ay tiset di leen may ay 1000 francs ak ñii ay 2000 ñii ñu leen di yóbbu ba pare te 1000 francs ak 2000 francs boobu noonu ngay encaissé après boo ñëwaatee fii town boo ñëwaatee benn yoon sandis nga ciy jënd benn mbuusu meew après mu jeex wala nga jënd ci séddoo après mu jeex.
élection locale yi nag ci weeru janvier bi ñëw la war a am ba tax na jamono ji parti politique yi ñu ngi wéy di doxal. jaajëf Moussa Mané àndoon ci ak Seydina Mbaye xabaar yi wéy ñu xus jëm daanaka Touba foofee jàppale ni yenn quartier yi nawet ba léegi ndox maa ngi ko nangu bokk na ca quartier yi nga xam ne ña fay yeewoo nañ jot na ndimbal am na mu gën a gaawee donte amoon nañu yaakaar ci ni laata màggal ndox ma doon na fa jógee waaye ba léegi ñu ngay tëmb seen kàddu jib na ci correspondance su Gora Ndak Lo. ay kër yu ñu tëj yu nekk ba tey jile ci biir ndox mi ay yoon yu kenn mënula jaar loolee fës ci Ngiraneen ak li ko wër a donte ñi kilifa yi jëloon nañuy matuwaay ngir fexe ba ndoxu taw yile tàggale ko askan wi mu mel ne ba tey jile Ngiraneen mu ngi jànkonteel ki jafe-jafe ba nawet bi doore ba tey jile. ñu dëkk fii ci quartier Ngiraneen ak quartier Sëñ Mourtala bi ñu dañoo sonn lool yaakaar naa bi mu tawee ak léegi mat na ñaari weer ak lu tolloog fukki fan ñaari weer yoo xam ne teg na fukki fan ba nit ñëpp dañoo génn seen kër yi ba fii may waxee ak yéen. genn kër képp ñoo fi ñëw te kër boobu sax ñi fi dëkk ñëpp ñëwagun ay benn nit ñoo fi ñëw tàmbali fay nekk mënaguñ fee togg mënaguñ fee def dara ndax ndox mu méttee li tax ñu ñëw fi mooy dañoo bëgg ndox mii nga xam ne mi ngi ci quartier bi am fi lu mat ñaari weer te dëkk bi sëriñ bi am ñoom ko teg seeni yoxo ñooñu lañ bëgg ngir yàlla ñu dégguñu te ñëw jëlal ñu fi ndox mi. ci Ngiraneen dugg ci quartier bi nekk lu jafe tax ñenn ñi yeewoo ci gox boobilee mer ba futu ginnaaw ba ñuy xamle ne ci ndorteelu nawet bi ba tey jile ñu ngi xaar ndimbalu kilifa yi li te lii ba mu tawee ba sewet rek waruñu woon a xaar dañoo waroon a indi ay oto wut ay raakool fexe ba ndox mi ñu mangu ko fexe ba jëlu ko fi ñoom ci bopp doon nañu wax naan ñoom seen kër yi da ngeen fi màggale loolu la ñu doon wax bay ni woon fi ay société ak waa Touba ci kanam ñu fi di tàmbalee manque waa Touba ci kanam ñu ngi leen sant baax te di leen gërëm waaye ñu ngi woo Serigne Hadi Mbacké ak sëñ Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne mooy président bi moo ko jiite nañ ñëw ci quartier Ngiraneen di quartier sëñ Mourtala bii tolloog diggante ñaari puno ba yoon Daaru Rahman nañ fi ñëw xool quartier bi ni mel xool kër yi fi amum ndox ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax. mu dem sax ba jéyee di xeeñ donte kër yu bëri yu ñu tëj jamono ji tembe gajaf na ba jëm ci yoonu nërmeelu bu ñu sukkandiku ci ngóor sili li ñuy ragal li tax ñuy soññee waxtu wu jot ngir nit ñi ñëw jëlee fi ndox mi am na ci ñoo xam ne nañ doon boo xam ne seen kër yi mën naa daanu ci biir ndox mi te bu xasee daanu moom ñooñu danañ sonn danañ loru lool ndax lu ñu jënd pàkk sax mën nañ koo bañ am wax balaa nag lu ñuy tabaxee kër te loolu nag yaakaar naa li gën a sedd gën a yomb mooy wut camion donte da nga cay fere ñaar fukki junni fexe ba këram googu nga mangal ko ndox mi ba mu jeex bàyyi ko mu wow mu mën faa dëkkaat. ñu génnandi ci nawet bi loolee taxul it yenn quartier yu bëri nekk ci Touba nekk ci jafe-jafe donte ba tey jile ndox yi mu ngi wéy di mëdd yenn ci kër yi ginnaaw jumtuwaay yu jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi xamle woon ngir fexe ba Touba tàggalikook lépp lu di mbënd. Gora Ndak Lo jaajëf foofe ci daanu Touba jàpp Mbàkke ña fa nekk ni ay élèves ña nga ca njàng maak liifantu bam am na yenn ci ay liifar yoo xamante ne bii fii lañ ko bind ci réewum Sénégal ñu ngi ko dugal ci njàng mi di leen ko jàngal ngir ñu gën a mën a am yaxantu gën a xam ko di taarixu réew mi fii tam ci Ndakaaru ci Sacré-Cœur doxantu nañu fa xool yenn élèves yi liifantu ak yër yenn liifar yi fii àdduna tollu tey ñu gis ne ñenn ci ñoom lañu yaakaar mooy li ñuy bind jëm ci Afrique ña ngi koy soxla woo lool ñu xuus ànd ci ak gëstu soxna Mariam Ndiaye ak Souleymane Diallo reportage. ñoo ngi jëppal waxtu wi nag gox bi mun a lool ndax xale yi ñoo ngi doog a waaj Mame Sey Faye ak ay xaritam élève lañ su la ñuy def ñu ngi ñuy limal téere yi nekk ci seen programme ren. programme bi année bi mooy Zadig de Voltaire Fête de Jean Racine ak les contes d'Amadou Koumba bu Birago Diop. livre yi moom am na importance bu baax surtout suñu livre culture yi mooy Birago Diop ak kii les contes d'Amadou Koumba boobu ak Mariama Ba yooyu moom moo ñu gënal fuuf yu yeneen yi. élèves yi nag nëbbuñu seen tànneef ci téere yi doomi Afrique bind rawatina yu waa Sénégal. parce que suñu culture la dañ ciy xam lu bari mais moo gën yeneen œuvre yi nga xam ne ñun dëkkuñu foofu ñu leen xam ak yow yëpp ñu bëgg jàng seen programme. Ici l'onglet de Mariama Ba moom day dénoncer inégalité yi nekk ci Sénégal bi surtout day wax que Sénégal la plupart sont sexistes ak ni ñu daan traité mooy famille day dénoncer affaire yu bëri soo lire livre bi di nga comprendre entre les lignes di nga comprendre lépp lu mu doon wax ci livre moo tax mu neex quoi. Amadou Diallo Sarr Mara mi ñu fekk Sacré-Cœur moom it élève la moom ak ñi ñu njëkk a waxtaanal ñoo bokk xalaat.
livre yi dafa intéressant te man sama préférence mooy les œuvres africaines comme les contes d'Amadou Koumba et que man sama préférence mooy ñiy bind livres yi te ñu nekk ay africains wala plus précisément ay sénégalais. kàddu gi benn la ñi ñu waxtaanal bu doon seen sago ñu yokk téere yi doomi Afrique yi bind ci suñu programme scolaire donte yeneen téere yi am na solo lool. jaajëf Mariam Ndiaye ñu upp liifar yi ci wax ci mbirum football te ngeen ni Sénégal mi ngi waajal jongante yeneen yi ko desee jëm ci éliminatoire mondial 2022 Qatar moo ko wooteem Sénégal war na daje ak Togo waaye itam Congo moo tax Cissé mi tàggat Alioune yore gaynde yi doon na becc ab bataaxalub liste yi mu tànn ñëwaat ca na mu demee ak Pape Madiakhate Sarr. Diao Baldé Keita dal di génn Pape Alassane Gueye dal di dugg lii mooy benn coppite bi Aliou Cissé def ci liste ñaar fukk ak juróomi joueurs yi jeune milieu de terrain bu Olympique de Marseille bile bi mooy doon sélection bu njëkk ak Sénégal. mu nekk xale boo xam ne milieu de terrain défensif lay joué mën na joué ak ñaari milieu mais mën na joué tamit en tant que sentinelle xale bu am taxawaay am nekk gaucher am ay qualité technique tamit yu intéressant tey le fait que mu accepté ñëw sol maillot équipe nationale di jouer pour suñu réew ñu ngi ci am nañ ci contentement bu rëy rëy di ko ñaanal rek mu egg dal ak jàmm vraiment boo nga xam ne li ñuy xaar ci moom vraiment dinañ ko apporter ci équipe bi incha allah. Sénégal naam qualifié na ci barrage coupe du monde Qatar 2022 yi waaye Aliou Cissé ne loolu taxul ñu sàgganee jongante seen diggante Togo ak Congo. ñaari match yoo xam ne ne même bu dee sax qualifié nañu xëy na am na ñoo xam ne foog nañ ni duñ xalaat ni que duñ ko préparé comme nañ ko war a préparé mais comme dama ko waxee tey Covid-19 bi tax na ba pratiquement équipe nationale sélection yëpp kenn amatu ji ay match amicaux yàlla bu defee nag ni que ñun qualifié nañu au bout de 4 matchs je pense que ñaari match yooyu daaw ñu permettre tamit ñu préparé CAN bi nga xam ne moom moo nekk di ñëw. xalaatu dellusiwaat ci système de jeu 3-5-2 sélectionneur national bi ne dàq na ko. xamle ne dañoo war a wéyal ci seen schéma actuel bi. nous touchons quelque chose depuis 3-4 matchs avec notre. ñun gis nañ suñu bopp bu baax ci système bi nga xamante ne mooy 4-2-3-1 wala sax 4-4-2 foog naka ñu continuer di wéy di liggéey ak système bi ndax suñu joueurs yi taamu nañ ko. système yi nag ñun dañu ciy dugal ay but yu bëri te li ñu ciy encaissé bëriwul te but ñu ci encaissé sax mën nañ ko di moytu. même si on encaisse des buts pour moi. qui sont évitables. gaynde yi fas yéene dugg regroupement ca Lomé juróom-ñaari fan ci weeru novembre ñu fas yéene daje ak Togo le 11 novembre laata ñu jeexal préliminaire mondial bi ñetti fan ginnaaw loolu ca Thiès seen diggante ak Congo. Pape Madiakhate Sarr jaajëf bu fekkente ni CAN bi ñu ngi koy waajal jàpp leen tamit lu jëm ci li nga xam moo soxal CAN bi tamit dañ ci war a wax ndax VAR dina ci dugg VAR bi xam ngeen ko bu dee ci Europe ma nga fay tas yaakaar ak di indil ñenn ñi ay mbir yu baax Cissé moom itam xalaat na ci na mu gisee ni CAN bi ak ni ci VAR bëgg a teel dugg la ci andi sa gis ak Pape Madiakhate Sarr. Ça, vous connaissez mon point de vue sur ça. Moi, et chaque semaine, vous voyez. xam ngeen sama gis-gis ci wàllum VAR ay bés ne ngeen gis problème yi nga xam ne daf koy créer problème bu jafe lijjanti la te nit ñi wuute nañu ci ay gis-gis jëfandikoo ko nag ci Coupe d'Afrique des Nations bi wala ñàkk koo jëfandikoo man loolu dérangé wu ma waaye xam naa ne VAR moom li ci mën a wax bari na mën nañ ci nag waxtaan waaye li xew ci penalty yi ak ci faute de main yi dafa compliqué loolu léegi nag nañu bàyyi boroom xam-xam yi ñu waxtaan ci waaye sama gis-gis mooy VAR dafay bokk ci li nga xam ne dafay dénaturer football ba tax man ànduma ci. Je pense que nos spécialistes vont trouver la solution. Donc voilà, moi je pense que le football doit rester ce qu'il est. Il ne faut pas trop le dénaturer quoi.
ginnaaw Coupe d'Afrique ak Aliou Cissé ak sunu gaynde yi fii ci Sénégal tam am na sunu ay équipe du championnat bu Sénégal ñu ngi koy waajal ubbi incha allah ñaar fukki fan ci novembre bi lay doon lu ni mel ndax Sénégal yi ñu ngi koy bàyyi xel ndax ñu ngi bàyyi xel Jeanne d'Arc ndax ñu ngi bàyyi xel Jaraaf Ñaari Tali wala Pikine wala sax ASC Teen bi ca Mbàkke waaye nañuy bàyyee xel la xew ci Europe lépp nu ko gisee ñu xuus ànd ci ak gëstu Aline Sow. calendrier bi ñeel pàcc bu njëkk ci championnat bu Sénégal génn na waaye ñi ko yëg ci askan wi bëriwul. yëg naa ko sànq dégg naa ko ci rajo bi dégg naa première journée bi kan la. ah waaw maa ngi koy suivre moom maa ngi koy suivre bon mënu ma la wax date bi nag. ñenn ci ñoom jàpp nañ ni li ko waral du lenn lu dul ñàkkum jumtukaay yi. championnat Sénégal de bon am na ay temps neexoon na amoon na engouement mooy loolu mais léegi xam nga le problème championnat Sénégal amul stade tant que stade Demba Diop defaruñ ko man bi stade Demba Diop yàqoo ba léegi laa gëj stade parce que match Patte Jaraaf laa aw ma ci dem ba Pikine nag ay Géejawaay loolu am dootu loolu neexul du am engouement. ci corniche bu HLM ñu fekk fa ay ndaw yuy football kenn si ñoom di gis ni problème financier yu joueurs yi nekkee bokk na si li ko tagga témbeel. championnat bi bon ba léegi parce que bu tanew bon du ma ne tane na parce que gisaguñu ba léegi ay résultats championnat bi ñu demee woon ba léegi noonu lay demee ba léegi football Sénégal booy ba pare li si gën a grave mooy booy dañu bàyyi seen lépp jàpp football bu ñu bàyyee football bu ñu leen jàppalewul après dañuy nekk leneen parce que bàyyi nañ jàng amuñu métier def ñu dara toog di entraîner di compétir pendant des années xam nga suñu leen jàppalewul rek après mooy loolu quoi. waa ji nekk ab gardien de but jota football ci ligue régionale bëgg-bëggam du lenn lu dul jouer ci championnat professionnel bi. pare nañ pour jouer moom pare nañ pour jouer pare nañ fépp ñoo ngi entraîner chaque jour waaw suñu benn équipe soxla woon moom dañuy dem jouer yi championnat ndax football mooy suñu métier quoi ñun ay joueurs lañ mais ay jeunes talent lañ waaw sama rêve moom bëgg naa si jouer moom ci ligue 1 yi wala ligue 2 yi ren loolu laa désir sax parce que daaw ligue maa ngi woon jouer régional. championnat bu Sénégal war a door fii ak ñaari ayu bés naam siiwul problème jumtukaay yi ñëw dooleeku ci waaye ñaari choc yu mag dinañ ko xaarandi ci bëccëg bu njëkk bi bokk na ci génération foot Jaraaf ak derby buy dox ci diggante ñaari équipe banlieue bi di AS Pikine ak Guédiawaye FC. jaajëf Aline Sow waaye itam jaajëf ma Fall yéen itam ci déglu beeg seetaan gi jàngeen jëf ci ànd beeg ITV ñu bàyyi nag programme bi ak bloc d'information bi la Total Cheikh Hassana Fall ak ganam mu wéyal ba ci kanam jàngeen jëf illa li xaar